mais li ci yéeme ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko dañuy wax ci ay fait rek ay fait ñii nga xam ne ñoo topp ci gannaaw Adji Sarr nga xam ne ba mu ne dañ ko siif ba léegi ñii nga xam ne ñooy njabootam papam ak yaayam ak i mbokkam jotatuñu ci Adji Sarr ñu ngi koy soog a gis ci àddina mooy victime de viol bi nga xam ne yow ay nit ñoo la jël jenc la sa mbokk jenc ñu la say mbokk moom ñoom ak sa ci doon yéene Adji Sarr boobu ñu naan ay policiers yi yëpp ñoo koy garder mu doon lu yéeme Adji Sarr boobu mujj bi dem waxatul waxu siif waaye ñëw ak ñi mu àndal di wax waxu am na lu ñu seqoon ak lu ñu sequl donc wax ji daal di évolution boobu nag daal di nag dugg gën a gëmal sénégalais yi ni que dañu nekk ci réew mi nga xam ne ci ay caaxaan mun nañ ci tëj nit ci ay caaxaan ay bakkan mun nañ ci rot ci ay caaxaan réew mun na ci tàkk parce que nag wax fa dëgg rek dëgg te yàlla dëgg la bëgg mooy que lii ñu tuumal Ousmane Sonko buñ ci amoon lu tuuti lu day ni tarafalaay añi wallaahi azim bu Sénégal yëpp génnoon du tee daañu téye Ousmane Sonko mais luy wane ni que liñ ci wax yëpp amuñu ci dara lu dul ay dégg nga maam ay élucubration ni ñu koy waxee ci nasaraan tey ji loolu moo jur dossier bi nekk ci impasse ñi ci dem di ci dem ba tey jii te nag may fàttali nag lenn mooy que dossier bi gars yi nangooguñ ko teg ci suuf ndax lan nangooguñ ko teg ci suuf parce que dañu jàpp ni que loolu défaite la ci ñoom moo tax bëggaguñ ko teg ci suuf ñi ngi wax sax ñi ngi ruumanaat mais mujj bi dañ koo teg ci suuf ni que le 11 janvier bii di ñëw dañ ko waroon convoqué waaye mais daanaka wax jooju tegaat nañ ko ci suuf parce que gis nañ fi mbirum baax ni mu demee moo tax mën a bëggatuñu waat essayer li ni mel moo tax tegaat nañu loolu ci suuf mais ñu bëri ci ñiy yëngu ci wàllu yoon nga xam ne wax na ak ñoom jàppoon nañ ne que le 11 Ousmane dafa waroon koy ji donc mu nekk li ñuy wax ci wàllu yoon rupture d'égalité parce que tamit candidat la campagne jot ñëpp di campagne moom ñu koy woo mu war a wuyu si tribunal loolu mooy mbir mi nga xam ne wax fa dëgg yàlla dafa yéeme beneen mbir mi toujours ci affaire boobu mooy que damay dëggal quelque part kii nga xam ne mooy Babacar Touré bi mu ne Adji Sarr rëccoon na génn dëgg la Adji Sarr bëggoon na wax ak askan bi dëgg la Adji Sarr am na ñu mu waxal dëgg la waaw mais dana am jamono ja nga xam ne loolu yëpp bu waxtoom jotee pour ñu wax ko fañ ko war a waxee daañ ko wax mais pour le moment na Sénégalais yi xam benn mbir mooy que ñii nga xam ne ñoo tëddaroon mbir mi ñoom seen bopp tey ji ku ci nekk ci ñoom yaa ngi bëgg a génn ci affaire yi pourquoi yaa ngi bëgg a génn ci affaire yi tey ma wax leen benn wax bi nga xam ne wax ju bees la am na benn association wu sénégalais bi nga xam ne wax ji daf ko yóbbu au niveau international daal di porter plainte état wu Sénégal ci benn réew ci mbirum Adji Sarr bi te ñii nga xam ne ñi ngi ci biir ñi am ci ay firnde maanaam ci ay vidéo ñi am ci ay firnde ci wàllu ci ay message ak yeneen ak yeneen ak i envoi wu xaalis ay ñi nga xam ne dañ ci jot a yónnee ay xaalis mu am ay traces et tout ñooñu ñëpp daanaka tey jii ci réew moom may wax seen tur ngi fa ci benn plainte bi nga xam ne benn association moo ko dugal ni mu amee association pour la protection des droits de Adji Sarr noonu la amee ñi nga xam ne dañu organiser wu dem déposer benn plainte boobu actuellement nii may wax ak yow ñu ngi koy instruire ci dëkk bi ñu naan Angleterre Londres loolu ma
xamal ko Sénégalais yi waaw te plainte boobu visé nañ ci au moins juróom-ñetti nit mais comme ñi may waxal bëgguñu fu mu nekk nii ñu xam seeni identité moo tax mënuma wax tur yi mais dugal nañu benn plainte à Londres ci mbir moomu donc muy wane ni que mbir mi yematul fii Sénégal mbir mi tey jii doon na lu international gannaaw bi nga xam ne kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak ay ñoñom def nañu seen mémorandum jébbal ko dëkk yu bëri ba pare jébbal ko CPI ñi ñëw ci mbirum passeport diplomatique yi li ci gën a yéeme tey jii dafa am benn office bi nga xam ne mu ngi dépendre ci police française office boobu daanaka mu ngi tudd office central de lutte contre la corruption et les infractions fiscales mbir mu nekk benn démembrement bu important ci police française moom ci boppam dafa ubbi l'enquête ci mbirum passeport diplomatique ndax lan mu ubbi l'enquête ci mbirum passeport diplomatique parce que ci jamonoy 2015 dañ fi jàppoon benn diplomate malien la gabonais malien mais dañ ko jàppoon foofu ci Roissy mu yoree benn passeport diplomatique sénégalais kooku noonu tuddoon Seydou Kane boobu ci gàttal am na avion armée sénégalaise bu daan woon fële ca Nioro ca Mali Fokker de l'armée sénégalaise Seydou Kane boobu la yeboon amoon lu mu dem doxi ca shérif ba ca Nioro shérif boobu nga xam ne daanaka lépp luy wàllu diine foofu ca Mali daf ci am baat te lépp gouvernement bu toog Mali loo mën a def ci wàllu diine da nga ko ciy woo Chérif Kane kii boobu nag nu mu tuddee Seydou Kane boobu nag 2015 dañ ko jàppoon ca Paris à la suite d'une enquête bi nga xam ne dañ ko ubbi woon ci ay affaire escroquerie ak pot de vin ak corruption d'agents étrangers moo ngi tuddoon ci Pierre Accombrosi nga xam ne moo doon directeur de cabinet ministre d'État directeur de cabinet bu Ali Bongo président Gabon moom Seydou Kane boobu ñu tuddoon ko ci affaire jaay ngànnaay ba arrêté ko ci en France avec un passeport diplomatique sénégalais office boobu ko jàppoon nag moo ubbi waat enquête ci passeport diplomatique yi donc du yàgg dara da ngeen gis ni que lu ci bëri ñi nga xam ne ñoo doon tukkee passeport diplomatique di dem France boo motul dootuñu ko tukkeeti parce que tamit nasaraan yi jàpp nañ ni que tamit voilà convention de Vienne mu nga xam ne moo permettre l'usage et l'utilisation des passeports diplomatiques pour faciliter voyage ak déplacement diplomatique dañ ko dévoyer fii Sénégal ak réew yu bëri Afrique donc faw ñu remettre ci un peu de l'ordre loolu mooy aspect international question bi beneen aspect bi mooy dama fi waxoon ci njëlbeen na leen nguur gi ci boppam à commencer par l'Assemblée nationale le ministère des Affaires étrangères ba présidence amuñu intérêt mbir mi leer amuñu benn intérêt mbir mi leer pourquoi amuñu intérêt mbir mi leer parce que tey lii nga xam ne moo am nee naa daanaka amul at ba nga xam ne passeport amul trafic amul coow chaque année que Dieu fait am na passeport diplomatique am na coow lii nga xam ne mooy coow lu mujj bi balaa coow bi nga xam ne ñaari depuis dañ leen tudd di coow loolu 2018 la woon ci jamonoy Sidiki Kaba Union européenne daal di décider woon Italie moo ko demandé woon ne dorénavant nañu demander à tous les diplomates sénégalais à tous les titulaires de passeport diplomatique bu ñuy ñëw ñu defal leen lettre de mission wala ñu ut visa dëkk bu mel ni Espagne moo ci taxawoon bañ ba finalement loolu mujjul am donc tey jii lii nga xam ne ba loolu bi muy xew 2018 ministère de l'intérieur dafa jëloon décision yónnee ci police de l'air et des frontières képp ku yore passeport diplomatique joxe ay numéro yu bëri nañu arrêté récupérer passeport yooyu ci jamono yooyu ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye ay service am jotoon nañ fi récupérer lu toll ak 100 passeport après finalement pression bi bëri ñu bàyyi teg ci suuf daal di ne non léegi dañuy changer couleur passeport bi changer sécurité passeport bi boobu dañ ko jëlee ci bleu yóbbu ko ci rouge
mais bi ñu ko defee noonu trafic bi gën a continuer parce que le mal était déjà profond et le fruit était dans le verre. Donc nit ñi toog parce que ñii nga xam ne ñoo newoon ci trafic bi continuer également di trafic couleur bi rek moo changé mais ñu continuer di def seen trafic di def seen deal et tout loolu daal di jur lii nga xam ne mooy arrestation El Hadj Diaby Condé. El Hadj Diaby Condé ñu arrêté ko bañ ko arrêté moom moo fi tuddoon député yooyu di Mamadou Biaye Mamadou Sall ak Boubacar Biaye mbir mi nag commencé di ñaaw. am ci sax ay député yu génnoon fii ci télé bi naan ñoom bu leen ku leen ci tudd ñu attaqué la li yëg li waaw te boobu léegi kenn tudd fi woon benn député bu dul ñaar ñooñu nga xam ne mooy Mamadou Sall ak Boubacar Biaye mais problème bi di gën a avancé sénégalais yi def ko priorité di ci xeex di laajte di ñaan di laajte ñu leeral mbir bi finalement ñu dem ba nga xam ne mu nekk pression bi nga xam ne non seulement fii biir Sénégal mu nekk également pression au niveau international les gens étaient obligés de lâcher du lest boobu nañu lever l'immunité des 2 députés kenn ki fan yi nañ ko tudd convoqué mu dem tribunal yóbbu ko kaso keneen ki ba léegi mu ngi toog di xoole bàyyi defaguñ ko dara woowaguñ ko te yaakaaruma dañ ko waxoon naa ko fii nee naa leen am na ci député yi ki nga xam ne moom yaakaaruma ñu woo ko parce que lu mu ci xam ndax luñ ko ci def ko dafa bëri trop donc loolu tax na mbir moomu ñu kii mais comme dañu nekk ci république bi nga xam ne ñoom daanaka li ñuy doxale yépp ci mbirum caay-caay nañ koy lal mbir mi bi mu éclaté tël lañ njëkk a def mooy xalaat ni que ci ay jamono am na kiñ naan kilifa rapport tuddoon nañ ko fii ci wàllu trafic de visa ñu fexe dugal ci xelu sénégalais yi ni que kilifa boobu ñu doon tudd ci trafic de visa kilifa boobu laalee na ci passeport diplomatique noonu jël affaire député yi boole ko mbirum kilifa ba jël kilifa moomu dugal ko ci kaso yàlla def na fan yi la génn coow li bi mu continuer ba nga xam ne ba léegi Sénégal yaa ngi def pression communauté internationale les chanceliers les ambassades ñu ngi def pression lu ñu def qu'est-ce qu'ils ont fait très simplement 2018 dossier bi nga xam ne moom nañu commencé woon tàmbali ci trafic bi gars yi tegaat ko sur la table loolu nag moo indi arrestation yu bëri yooyu ñu gis fan yi waaw arrestation yooyu dem ci ba egg biir présidence laal ay agent yu liggéey présidence laal ay agent yu nekk ministère des affaires étrangères mu doom am ñaari njàngat yu ñu ci mën a njàngat benn bi mooy ki nga xam ne mooy Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères dafa toog fii toog assemblée toog ci jàkkaarloog sénégalais yi jàkkaarloog député yi ne leen moom trafic de visa trafic de passeport diplomatique amul ci service waaw ñu dem ba waa DIC jàpp fa ay agent jàpp fa gendarme bi nga xam ne tamit ci domaine boobu ci service boobu la nekk ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom reconnaître ni que laale nga ci donc tey ji il a leen ñaar moo am mooy kii nga xam ne nañu nommé Aïssata Tall Sall lañ ko fa nommé motu ko ou bien it bu dee mot na ko daanaka voilà war nañu xoolaat sa responsabilité parce que mënoo nekk à ce niveau de responsabilité yi ni mel di am nga bëgg ko naan da nga koy étouffer wala naan da ngay ut ñooy protéger benn bi mooy loolu beneen bi mooy ca présidence buñ ne affaire bi àgg na ci présidence parce que dafa amoon ñu nga xam ne dañu doon scanner pour yeewu président ci ñii di ñaan passeport mais ma ne c'est extrêmement grave bu dee république du Sénégal toll na foofu présidence de la république nga xam ne moo gën a am sécurité ci Sénégal ñu naan am na ñi nga xam ne ñu jege président bi dañuy scanner ay courrier président di ko dugal président di signer ñuy génnee passeport di ko jaay ay 5 6 7 millions oui et consorts ma ne loolu c'est extrêmement grave parce que tey jii ñu bañ ko ñu bëgg ko président Macky Sall mooy sunu président bu dee yombee na nii ay nit ñooy ñëw ba dugg ci bureau dugg ci nu mu tëti classeur yi ñuy dugal ci signature am dugal fa ay faux muy dugg mu koy signer di ko xaatim mais ñooñu mun nañ fa dugal xaatim bi nga xam ne tey ji maanaam dañuy jaay dañu pàccoo Sénégal jaay ko kon nag loolu dama ne c'est extrêmement grave loolu moo tax ma ne man gëwuma affaire boobu déedéet xëy na gendarme yooyu
nga xam ne ñoom nañu accusé nañ doon scanner et tout xëy na def nañ ko waaye dama ne le mal est plus profond et comme le mal est plus profond il faut que nag ñu xool boofu ca biir présidence ak ministère des affaires étrangères ñuy defee un ndëpp daa di nettoyer waat liñ naan les écrits d'audience ñii nga xam ne ñoo ci laale yëpp parce que chaîne de responsabilité mënul yem ci des seconds bras et des seconds couteaux déedéet la chaîne de responsabilité toll na fi nga xam ne à la kuliyaal il faut que nit ñi jóg parce que lii dafa concerné wu rek présidence ak ministère des affaires étrangères mais l'ensemble des Sénégalais parce que tey jii suñuy diplomate def na ñoo ñuy représenté à l'étranger ndéem amuñu njëriñ yu bëri mais tey jii duñu nangu ñu leen di troxal ci ay aéroport ak ay port parce que justement passeport sénégalais dañ koy jaay comme ni ñuy jaayee kayitu gerte caaf donc loolu mu doon li nga xam ne ci mbirum passeport diplomatique bi il faut ñu wax ci il faut que les vrais coupables ñu génne leen ñii nga xam ne ñooy jël di uti ay clients di defarloo ay passeport diplomatique tapis au sein de l'administration ñooñu il faut ñu génnee leen ba bañ a yem ci ñii nga xam ne nañ leen jàpp comme des seconds couteaux des exécutants loolu il faut que ça cesse loolu mooy mbir bi nga xam ne mooy ci mbirum passeport diplomatique après ñi posé question tamit bu ma paree dinaa ci dellu si yéen bu ñu paree nag ñu ñëw ci li nga xam ne fan yi moom mooy débat bi nga xam ne ñaar la muy débat portant sur la criminalisation de l'homosexualité beneen bi nekk sur les détournements les scandales financiers moom daanaka dañuy jàpp rek ni que moo nguuru Macky Sall nañu mooñaale c'est-à-dire amu ci benn kii parce que ci nguuram li fi xew ci scandale boo jëlee 1960 tax tey jii li xew ci 2012 ak léegi musu fi xew Sénégal waaw c'est-à-dire fii ngay gis amul benn établissement public amul booy jël te musiba amu fa amul benn établissement public fii ci Sénégal bi nga xam ne mën nga ko jël te musiba amu fa càcc mooy càcc gi nga xam ne moom lañ naan détournement càcc kese la sàcc la rek ñoom ak sàcckatu portable yeeg sàcc ko di ginaar yi ñoo yem te ñoom seen bosam gën a yées sax parce que ñoom la nga xam ne 17 millions de Sénégalais ñoo ko bokk ñoom loolu nañ jël ñoom ne ko fuuf lekk donc loolu doon na li nga xam ne mooy le mal du Sénégal président Macky Sall nag ndax lan loolu du ci yéey du ci yàbbi te nee naa sànq fii ñii nga xam ne ñoo nekk féetee ci kujje gi ku ci def dara lu mu tuuti walaay da nga ko fay loolu nag il faut ñu xam ndax Sénégal bi dafa doon Sénégal un peuple un but une foi une patrie avant le parti ou bien dafa nekk Sénégal le parti avant la patrie parce que nag loolu la gën a nirool parce que ñii féetee ci booram ñi nga xam ne chaque jour ñu dégg leen ci ay milliards bi ci mujj mooy bii xew trésor waaw te jàpp nañ ci ñaari inspecteur mais pourquoi nañu jàppee ñi nga xam ne ñoo luubal foofu ci trésor pourquoi jàppee wuñ ko ñi nga xam ne ñoom nañuy tudd fële ci la poste pourquoi jàppewuñ ko ñooñu nañuy tudd ñi nga xam ne ñoom nañuy tudd fële ci LONASE pourquoi jàppewuñ ko ñi nga xam ne ñooy saax bi suuf si at bu nekk weer bu nekk bés bu nekk pourquoi ñii nga xam ne ñi ngi ci yeneen établissement public yi port déggoon nañ ko fi ay jamono mais dossiers yooyu yëpp ba tey jii amul kenn ku ci wax donc loolu tey jii mu reposer également le problème de l'indépendance de la magistrature parce que ñi nekk ci dëkk bi nga xam ne yi ni mel ñu ko fiy wax saa su nekk te doo dégg justice yëngu ci doo dégg justice yéey ci yàbbi ci je crois que quelque part ñu ngi commencer à atteindre le fond te nag atteindre le fond damay day xaw a niroog yenn dëkk yooyu nga xam ne nañ doon xas naan ay république bananière lañu je crois que ñun ñu ngi tolloog léegi république yooyu loolu mooy ci mbirum scandale dernier point bi nag ngeen baal moom mooy ci mbirum borom ñaari tur yi dama jàpp ni que ñi nga xam ne nañu fal député nawuñu sénégalais yi parce que ñoom seen bopp yàgg nañu toog di voter ay lois yi nga xam ne laajuñu sénégalais yi seen avis yàgg nañu toog voter loi yi nga xam ni ñoom leer na leen ne que sénégalais yi àndoon ñu ci
mais ça soo leen waxee ñu ne la waaw ñoom ay député et représentants du peuple tey nag pour la première fois ay sénégalais daal di toog xalaat daal di ne non ñoom dañu bëgg tey jii seen kàddu ñoom ñoo koy jox député yi pour ñu jébbal ko seen ñooñ député ñu voté ko bu nekk loi mooy maanaam mbirum góor jigéen ñu tere ko fii Sénégal am ay député yu génn daal di ne non article 319 du code pénal prévoir na ko et tout article 319 du code pénal musul prévoir mbirum góor jigéen ak tere ko déedéet li mu prévoir mooy nit di séq mooy rapport contre nature daanaka moom boulevard la mun nañ ko jàppee mun nañ ko xalaatee bu nekk rapport contre nature mun na doon góor ak góor de sëy mun na doon góor ak jigéen di sëy ainsi de suite mais loolu ba léegi bokkul ak góor jigéen te sénégalais yi li ñu soxla mooy valeur yi nga xam ne moom la fi maam bàyyi moom la fi bàyyi mooy valeur yooyu ñu continuer di ko conserver mooy lii nga xam ne mooy góor jigéen du fi ñëw député yi nag am ñu ci taxaw dañ déposé proposition de loi bi pour ñi nga xam ne ñooy ànd sàmm jikko yi ñii nga xam ne ñooy waa ONG Jamra ànd ak ay député dem déposé proposition de loi bi mu mel ni dañ fa siiw keroog bi biir assemblée poudre dama ku ci nekk ci ñoom génn di wax te pourtant de dama ko waxee woon keroog mooy que député yooyu kuñ ci fekkoon sa biir kër sa njaboot ni ko sa doom bi góor jigéen la boo mu tëral ko rey ko donc ñoom la ñu bañal seen njaboot pourquoi mënuñu ko bañal askanu Sénégal bi nga xam ne ñoom ñoo voté ñoom ñooy fay seen impôt ba ñu leen di jëndal ay oto di leen fay ay salaire loolu dama ne mu nekk une insulte au peuple sénégalais lii nga xam ne nag nañ nekk di def nañu xam ne que sénégalais yi xam nañ ko te sénégalais yi jiitu nañ leen ci loolu bu yàgg ñii nga xam ne ñooy dem ci séminaire yi di encaisser ay per diem ñii nga xam ne ñooy dem ci organisation internationale yi di fa encaisser xaalis pour mener le combat de l'homosexualité ñoom ñëpp ku ci nekk sa ñoom on a dressé une liste te le moment venu ku ci nekk ci ñoom sa tur daañ ko génne loolu moom mooy li nga xam ne sénégalais yi man loolu laa bëggoon partager ak yéen en attendant nag ku ci am ci yenn question ma tontu la balaa di la jox dig daje beneen yoon